invité ci woon ci Abdou Karim Gueye ñu xëy ñu ko invité woon d'une part ñoom aussi ñu def sortie def live nekkaat ci kaw Abdou Karim Gueye comme quoi que ni ànduñu ci ay propos ba pare ak façon bi ñu ko defaree live loolu boo gisee ñu koy def mooy que ni boo xoolee moment bi ñu toll nii Abdou Karim Gueye kenn du natable détermination bi mu am ci combat politique yi muy mëne combat activiste bi muy mëne biir Sénégal kenn du ko natable parce que tey ñëpp gis nañ ko mu feebar nekk ci ay combat ba ñu jàpp ko tëj ko mu feebar encore une fois ñu indi ko ci Europe bi mu faju delluwaat nekkaat ci combat bi continuer ko kon donc moom ñëpp xam nañ ni sur le terrain moom mu ngi ci d'ailleurs live boobu moo waral tey grand Ibou Fall Baye Fall Rasta xam nga bi mu defee live démb aussi la même chose remarque bi mu tiré man remarque boobu laa tiré parce que man mënuma comprendre Abdou Karim Gueye ak li mu daj ci Sénégal comprendre nga ñu invité ko ci live ñu bastonné ko ba mënul wax benn après dafa mujj génn live bi dem léegi fi coow li nekk mooy que ni Abdou Karim Gueye dafa ne Sénégal amul leader quoi amul leader politique amul leader en général léegi ñu ne pourquoi ñu ne Abdou Karim Gueye ne Sénégal amul leader comprends nga léegi man je trouve normal Abdou Karim Gueye ne Sénégal amul leader ci politique bi mu koy wax waxul pour ŋàññi Ousmane Sonko parce que ñëpp xam nañ ni Abdou Karim Gueye li muy wax mooy dafa ne Sénégal dafa manqué leader politique bu nekk sur le terrain te effectivement wax na dëgg Massamba maa ngi lay ziar dafa manqué leader politique bu nekk sur le terrain parce que li tax ñu ko doon wax mooy que dañ ko invité ñu doon wax ci loi bi nga xam ne muy 69 loi 2969 bi nga xam ne moom lañ voté Macky Sall pour mu am pouvoir yi mu am yëpp ñuy waxtaan ci Pastef ñu ne ko lan moo waral loolu Abdou Karim Gueye ne leen carrément Ousmane Sonko ak guddi yi mu toll nii lépp loo xam ni daf ko waroon def ci politique def na ko mooy bind na wax na jëf na parcours am ak discours am wane na moom mooy kan jaratul preuve mais nag si li nga xam ni mooy li nga xam ne moom mooy wàllu comment dirais-je un dirigeant sur le terrain Ousmane Sonko eggagul foofu d'ailleurs maa ngi gis nit ñi di wane ay live di def ay live naan na Ousmane Sonko yàgg na ñëw live yàgg na ñëw manifestation loolu kenn werantewu ko kenn du werante ni Ousmane Sonko day dem manifestation encore une fois mais tey Ousmane Sonko est-ce que mëne na benn combat boo xam ne nii tey combat la boo xam ne moom ci boppam dafa toog jël décision ne dañoo war a wàcc sur le terrain te jour temps la ñuy wàcc te bëgg nañ nag patriote yëpp ngeen ñëw fekk ci ñu si leader boobu la Abdou Karim Gueye di wax moom moo manqué mais ku xam Abdou Karim Gueye xam engagement am xam ni carrément fi mu teg Ousmane Sonko tegu fa benn képp kuy politique Sénégal Abdou Karim Gueye tegu la foofu mais tamit nañ waxante dëgg boo xoolee loi bi ñu doon voté bërki Dembo Ndiaye assemblée nationale ñëpp xam nañ ni majorité bi day jàll parce que Macky Sall moo am majorité biir assemblée nationale léegi pourquoi pas li Cheikh Bamba Dièye defoon takk boppam ci grillage yi pour jéebaane loi bi presse internationale bi jot ci ba ñu xam ne carrément que ni Ablaye Wade dafa bëggoon modifier constitution bi ci jamono boobu léegi guddi yi ñuy toll nii pourquoi pas Ousmane Sonko mënul woon mëne boobu combat problème bi foofu la nekk ñëpp xam nañ ni xeex lu nit ñi gën a bari pour daaneel régime moo gën mais dafa am ñuy porter combat Ousmane Sonko porté na combat ba egsi fi mu egsi kenn werantewul loolu kenn du ko werante mais dafa am ay jours yoo xam ni dafa am loo xam ne benn yoon lay am ci at bi wala ñaari yoon lay am ci année bi ci jour boobu si la leader bu nekk di wane sa bopp parce que Macky Sall nekkul ay carte moo ko fiy jëlee nekkul ay élection moo ko fiy jëlee Macky Sall am na tous les pouvoirs qu'il faut am na pouvoir religieux bi wàllu administration waxatuñ ko Macky Sall lépp lu mu mës a mëne bi mu toogee ba léegi mu ngi koy def man mënuma comprendre dama ne la Senghor Mamadou Dia dafa raag ak moom Abdou Diouf
population bi dañu génn raag ak moom ñëpp a ngi fàtteek lëkku jamonoy Moustapha Sy Dine ak Mohamed si lañ jàppe woon seen leader comprendre nga lu ma la ñëpp a ngi fàttaliku événement 68 mais nit ñi waxuñu que ni Abdou Karim Gueye dafa bëgg a sacrifier Ousmane Sonko pour mu dem kaso encore une fois mais tey loi bi ñu doon voté barki Demba Ndiaye lan la ci Abdou Karim Gueye jublu woon lan la ci Abdou Karim Gueye jublu woon a wax mooy que ni dafa am yenn moment déterminé yoo xam ni boo nekkee leader politique àdduna ñëpp di la teg bët ñëpp di la xaar moment boobu da ngay génn dévier li nga xam ni mooy média bi buntu ensemble wax li ngay wax population bi excité wu xam ni carrément am nañ tey koo xam ni bu nee ëpp ñu topp ko. parce que tey ñëpp xam nañ ni Ousmane Sonko moo mën a woote nit ñi topp ko mais Ousmane Sonko aussi du nekk kaay leen ñu taal dëkk bi. du ko wax parce que tamit kilifa la mais xanaa au moins la moindre des choses mooy que ni li Cheikh Bamba Dièye defoon takk boppam biir buntu ensemble tey loi bi ñu doon voté démb muy loi 29 muy loi 29/69 bi mais loi boobu tey bu jour bi ñu koy voté Ousmane Sonko mënoon na ñëw dawal otoom ba ci buntu mënoon na dawal otoom ba ci buntu assemblée nationale bi génn taxaw teg siège am ci buntu ensemble bi siège laa la wax de teg ko ne journaliste yi yéen laa bëgg a waxal kaay leen fekk leen ma fii. te bu boobaa dañ ko fay fekk day jàllale message am ne leen carrément lii ñuy waaj a votel Macky Sall nii buñ ko votelee ba pare fii la jëmale dëkk bi. léegi bu ko defoon tey mouvement bi Abdou Karim Gueye yor parce que ñu si bëri ñu ngi koy critiquer te mouvement bi mu Abdou Karim Gueye yor ñoom yoruñu ko massification bi Abdou Karim Gueye def biir Pastef ñoom defuñu ko te pourtant dafa engagé moom ne moom il est de Ousmane Sonko pas de Pastef mais il est de Ousmane Sonko. ñun ñi toog ci réseaux sociaux yi yëpp di kaas bu ñu laajee xaalis dinañ ko joxe buñ ko mënee mais ñun ñi ñëpp kenn wàccu ci Sénégal nekk sur le terrain kon donc moom bu amee audace wax ni waa Pastef nañu tekki seen cravate yi tekki seen costume yi ñuy sol bàyyi seen discours yi te wàcc sur le terrain wax ko ba pare daal ne même bu dul dara sax dafa leader dafa manqué Sénégal mais nañ ko nangul léegi même bu dee nanguluñ ko débat bi fi mu amoon ci live bu grand Ousmane Tounkara doon def la ñu invité comme moom ay xarit lañ aussi ñoom ñaar mu invité ko léegi bi ñuy wax ba moom mu wax wàcc sur le terrain nit ñi ne ko non yéen da ngeen bëgg a sacrifier Ousmane Sonko du activiste Pastef du parti boo xam da ngay jug nii rek def lu la neex non kan moo tëdd ba guddi di xalaat ni Abdou Karim Gueye bëggul Ousmane Sonko. kan mooy tëdd ba guddi xalaat ni gars yi nekk ci réseaux sociaux yi nga yaa xam ba Pastef reconnaître la wala ñàkk la reconnaître que ni boo sañoon Ousmane Sonko jot pouvoir bi léegi nag ñoom nan lañ dafa mel ni troisième mandat wu Macky Sall bi boo nee waa ji mën na am troisième mandat nga des ci biir parti bi boo nee mënu ko am ñu ràjje la Ousmane Sonko tey boo joxee sax xalaat yow en tant que un homme boo xam ni tey yow defoo lu dul bëgg a défendre Ousmane Sonko wala defoo lu dul bëgg Pastef jël réew mi et cetera boo nekkee ci domaine boobu boo indee sax xalaat mu négatif par rapport ak ñoom ñu dëkkal la foo dëkkul mais pour lan léegi boo waxee ñu ne non bàyyi leen Ousmane Sonko nii wala bàyyi leen ne te ñii di wax nii yëpp kenn ku ci nekk ñoo bokk benn affaire bu ñuy wax ñii dañoo bëgg changement bi gaaw ñii bu ñu sañoon dañuy xaar dem élection ñu voté ñu gagné ñii bu ñu sañoon carrément que ni Ousmane Sonko day toog fu mu toog ñeneen gars yi def affaire bi ba mu egg affaire bi sans pour autant mu am benn problème ñu protéger ko. léegi nag lan moo tax ñuy dàq idée nit ñi lan moo tax Pastef boo waxee tey benn ñaar ñett 4 personnes génn te 4 personnes yooyu di génn Pastef moo def discours carrément que ni ne kenn représenté wu ko si ñooñu kenn amu ci quitus. amu ci kenn ku ci am permission boo xam ne tey war nga mën a taxaw ci réseaux sociaux yi waxal ko di def live amul nit ñi ñoo bëgg jël seen engagement ci boppam jël seeni risque di ko def léegi pour ñu revenir sur la base des choses mooy que ni bu dee tey Abdou Karim Gueye dafa génn wax loolu nee non dañu manqué leader gars yi ne ko non kon yow waa ji nga topp nan la nekkee leader mu ne leen non dañu manqué leader sur le terrain ba may ñu ko sax mu wax dañu manqué leader sur le terrain te effectivement wax na dëgg bis bu nekk bis la gis nga nag boo gisee live bi ma koy def mooy que ni gis nañ fi mbër mu entraîné ba ceene
toll ni mu war a toll dugg jour làmb ja simmeeku tuus bàkku ñu xool ko xam ne ñu ne noo ñëpp ne noo kii dafa entraîné ba am forme bëre des si ñu dóor ko mu daanu gars yi nañ leen def ndànk 2024 sori na soriwul war ngeen mën a may kenn ku nekk mu wax li mu sentir ci Pastef wax li mu sentir ci Ousmane Sonko wax li mu sentir que ni moom buñ ko defee Ousmane Sonko dina jël pouvoir bi mais wax boobu mu koy wax noonu moom la kenn ku nekk war a mën a analyser xool li nga xam ne moo ciy jariñ parti bi wala lu ko si dul jariñ mais pas pour autant nga génne defal ko live ne ko non kii dafa bëgg a jàppale Ousmane Sonko dañ ko bëgg a tëjlu wala dañ ko bëgg a sacrifier non il faut gars yi tamit revenir dans les normes du combat parce que Macky Sall bu dee ay carte rek ngeen yaakaar ni moom moo ko fi mën a jële mais gars yi juum ngeen parce que li ci gars yi nar a pare nii boo ko xoolee entre Macky système bi mu commencé déroulé nii jël Idi teg ci wetam jël yeneen gars yi teg ci wetam mais Macky mu ngi nar leneen man sur des sources sûres dañ ne ma carrément man ku mu neex la nga gëm ku mu neex nga ñàkk bañ a gëm dañ ne ma élection yi bi mu jàllee ba pare Pastef moo jël deuxième bi Pastef jëlee deuxième ñu xool waa ji ñu xool Sa Thiès jël troisième ñu woo ko proposé ko deuxième pour mën a confisquer affaire bi entre ñoom ñaar ñu teg seen deal Serigne maa ngi lay ziar comprendre nga kon bi loolu amee moo tax waa ji bi ñu waxee waxu dañuy déggoo nañu xool nan la ñuy def pour fusionner pour def deuxième tour waa ji boobu ngeen ko gëj a gis Idrissa Seck c'est parce que il était troisième pas Ousmane Sonko léegi nag bu ay nit amee seen propos ne carrément que ni ñoom dañu jàpp ni combat bi terminé liy terminé combat bi mooy que ni il faut gars yi wàcc sur le terrain mais nangul leen ko man d'accord naa li Abdou Karim Gueye wax Ousmane Sonko dafa war a wàcc sur le terrain waxuñu Ousmane Sonko du wàcc sur le terrain mais yéen patriotes yi ko doon dingaat li ngeen ko waroon wax mooy que ni Abdou Karim Gueye wàcc sur le terrain du noonu dañ koy programmer dañ koy defar dañ koy togg ba mu ñor buñ bis bu ñoree rek gaynde gi dina génn loolu moo doon yoonu affaire bi mais pas ngeen génn après kenn ku nekk def live naan non activistes yi da ngay waaru activistes yi dañuy jàpp ni benn Pastef benn parti la boo xam ni rek ku jug rek wax ci wala ku jug rek nee na Ousmane Sonko génn mais Abdou Karim Gueye li mu def ci li mu def biir Pastef am na ci ay responsable ak ay membres yoo xam ni defuñu ko biir Pastef dañuy waxante dëgg aussi léegi nit ki da ngeen koy nangul xalaatam ak xam-xamam mais lenn day bëgg a nekk dictature parce que ni troisième mandat bi maire bil APR noonu la affaire bëgg a mel ci réseaux sociaux yi boo waxee Ousmane Sonko lii ñu ne la non waroo ko tudd moom def na li muy def wax na li muy wax loolu kenn werantewu ko mais may leen ngir yàlla bi sabili laay war a suli may leen nit ñi aussi ñu indi seen i idée ak seen i xalaat yéen déjà affaire dafa contradictoire de trop Macky Sall amuñu lu ñuy wax ci moom Cheikh Dieng Macky Sall amuñu lu ñuy wax ci moom Macky Sall li mu mënee mu ngi koy def kon donc man bu ma gisee bu Abdou Karim Gueye ñëwee ne nañ def le tout parce que Ousmane Sonko dafa waroon wàcc sur le terrain kenn waxul Ousmane Sonko mësul wàcc sur le terrain loolu amul loolu kenn waxu ko dañ xam nga lan lañ war a wax ban façon la war a mën a wàccee parce que gis nga jour bi ñu doon voté loi bi dama ne la jour boobu Ousmane Sonko amoon na ci 1000 sens encore une fois de plus pour que nit ñi gën a mën a rejoindre Pastef comprendre nga nit ñi loolu lañ doon wax nit ñi li ñu doon wax mooy que ni fi ñu doon wax mooy que ni jour bi ñuy voté loi bi wala ay bis yu mel noonu même bu dul jour boobu mu ne bis yu mel noonu si la ñuy xàmmee leader mooy bis yu mel noonu Ousmane Sonko war na ci mën a génn lan moo ko ciy fekk lan moo mën a fekk Ousmane Sonko tey problème am tey Macky Sall di bëgg a ñu koy bëgg a voté benn loi boo xam ne mooy nekk buur biir Sénégal mu génn taxaw ci buntu assemblée bi ne du ma dugg Cheikh Bamba Dièye dafa takkoon boppam mais moom mënoon na taxaw ne man du ma dugg presse bi laay xaar fii ñu ñëw
ne presse bi lay xaar fi bu ñëw bu presse bi ñëwee mu jébaane loi bi ñuy waaj a voté sur le plan national et international. Encore une fois pour même au niveau international ñu xam ne benn opposition moo fi des muy Ousmane Sonko bu boobaa mouvement yi fi nekk muy Y'en a marre muy mouvement nit dagg valeur muy yeneen mouvement yi fi nekk yëpp mais après bu ñu jugee ci affaire boobu sur le lendemain juste gars yi mën nañ def réunion ñu ne nañ leen jàpp jour bi ñuy wàcc ci sur le terrain parce que ànduñu ci loi bi mais léegi tey loi bi jàll na Macky Sall mooy pour mooy bu mi bu ko neexee tey heure bu ko neexee tey mën na décréter lu ko neex biir Sénégal te léegi loi bi jàll na léegi Abdou Karim Gueye foofu la doon waxee que ni dafa am ay li ñu manqué mooy leader sur le terrain te effectivement dëgg la te ku xam Ousmane Sonko xam ne du ragal pour mu wàcc sur le terrain du dara mais ñi ko wër kenn ku nekk idée bi ngay indi ak beneen idée bi ngay indi ñoom dañuy jàpp ne ñoom li ñuy doxal rek mooy lu baax dañu wax di dëgg nangu leen ngeen jël idée kenn ku nekk jël leen ko bu ngeen ko jëlee ba pare bu ngeen koy sànni ngeen sànni ko bu ngeen koy tuuri ngeen tuuri ko mais au moins bàyyi leen nit ñi ñu wax seen xalaat lan moo tax nit ñi mënuñu wax seen xalaat problème bi foofu la nekk problème bi mooy que ni boo nee waa ji gentleman la waa ji baax na mais gars yi nañ leen waxante dëgg aussi parce que parce que dañu engagé ñu ne dañu bëgg a def de la politique d'autre façon donc kon c'est normal tey nit ku nekk indi sa grain de sel mu nekk affaire boo xam ne musul am comme que loolu am na aussi may leen opportunité nit ñi critiquer wala nit ñi nga xam ne dañoo gis seen façon boo xam ne buñ ko sañoon mooy moom noonu la ñuy doxalee biir Pastef ñu doxale ko grand Ibou Fall mais li mu wax dëgg la Abdou Karim Gueye kenn gënu ko sonn ci biir Pastef kenn gënu ko ci sonn ci Pastef léegi boo waxee ñu ne non bu leen saraxe Ousmane Sonko ñu ne non bu leen ko saraxe kenn du saraxe gars yi jëluñu intention saraxe kenn mais dañuy wax seen xalaat ak seen point de vue bi nga xam ne ñoom jàpp nañu bu ñu ko doxalee aussi mu apporter dara Pastef parce que fii ñi ma dégg ñu naan na Pastef wàcc sur le terrain yëpp boo leen xoolee billaahi wallahi taala ñoo dàq sax cotiser ñiy laaj peut-être man su ma ko waxee du ngeen ko faale mais bu ko Abdou Karim Gueye waxee wala ku mel ni grand Ibou Fall mais yow grand Ibou Fall lan la soxla Sénégal lan la fa soxla ban poste lay xeex ba tax muy live il faut que nit ñi def différence ñi nga xam ni dañuy live pour parti Pastef ak ñi nga xam dañuy live pour Sénégal il faut que différence boobu nit ñi def ko il faut que nit ñi def différence su discours un activiste ak un membre du parti parce que Macky Sall biteel bu baax la yor bu ngeen gis nga nii bu ñu ko continuer nii ku wax gaa yi saaga ku wax ñu ne ko non da ngaa yeb kii bul saraxe kii bul def nii bul def na le ma ne 2024 sax activistes yi duñ fa egg liveur duñ fa egg il faut que ñu xam li ñu bëgg li ñuy kaas ci groupe WhatsApp yi li kii di wax fii li kii di wax en privé mais loolu nañ ko génne mu egg fi mu war a egg waa bureau tas ko buñ ko tasee ñoom defar na ko président société bi kat lii la ñuy laaj ci yow ñiy joxe conseil ñiy wax li ñiy argumenté mais loolu mooy yoon mais mënuñu gis ni ñu ne Sénégal dafa manqué leader nit ñi ne non bul wax loolu Sénégal manqué wul leader mais non Abdou Karim Gueye li mu wax encore une fois ma répété ko Sénégal dafa manqué leader sur le terrain la wax te effectivement dëgg la sur le terrain amuñu leader amul kenn du naatable discours Ousmane Sonko kenn du naatable li mu bind ci solution kenn du naatable parcours am aussi ci ay sacrifices yu mu def ba egsi fi mu egsi nii mais y a des moments décisifs yoo xam ni même bu dee football si la ñuy xamee kan mooy grand joueur bu am talent. pour yéen ñiy doog a dugg si waat moom waxaat ko encore une fois jour bi ñuy voté loi bi nga xam ni mooy loi 69-29 jour boobu noonu wala yeneen jour yu mel noonu di waaj a ñëw jour yooyu Ousmane Sonko daf ci wane boppam ba àdduna yëpp gis ko waxuma la Sénégal ak réseaux sociaux ak ñun ñu ko xam ak ñun ñu bëgg mu nekk
président de non àdduna waxuñu ko nag moom xeex moom mooy jiitu ci kanam ñun ñu topp ci ginnaaw ak yooyu non wala keneen ku mel ni moom wala ñi nekk Sénégal topp ci ginnaawam non problème bi mooy que ni moom tey bu tey bu dara amoon moom mooy ñëw jëmmal bis bi bu ko jëmmalee ba pare ñëpp xam nañ ni bu nee ëpp gars yi topp ko il est le seul boo xam ne tey jeunesse bi am nañ ci moom yaakaar boo xam ni bu ne woon ëpp moom waxuma leen manifestation boo xam ni nag aar lu ñu bokk moo ko créé wala ñoo lànk wala comment dirais-je la nitu dëgg valeur ak yow et cetera wala ay marche yoo xam ne libéré Guy Marius Sagna la non waxuma marche yooyu de marche boo xam ne dafa lii Sénégal yëpp la concerné comme li jot a am bu yàggul bërki dee moo njaay li jot a am bu yàggul ci loi 69/29 bi tey bu Ousmane Sonko taxawoon ci buntu palais bi ne du ma dugg fii laay defee sama discours alkaati yi ne ko da nga fiy jóge par force ñu ne ko doo fiy jóge mu taxawoon damay def discours dem bu defee discours ba pare bu xëyee donte day denk 5 personnes sax dinañ ko fekk buntu assemblée ne que loi bi du jàll loi couvre-feu bi Macky Sall bëgg a def du jàll parce que 400 morts lañ am yeneen dëkk yi ñu nekk ñun ñëpp gis nañ ni ñu ngi ci ay 1000 et quelques morts pour ñu def couvre-feu wala état d'urgence donc dafa nekk ay bis yoo xam ni benn yoon lay am ci at bi wala ñaari yoon lay am ci at bi mais nag boo waxee ñu ne non bu leen ko sacrifier bu leen def nii bu leen def mais yéen bu ñu sacrifier Ousmane Sonko kuy defar Sénégal 2024 jege na ba pare bu ñu ko sacrifier kan mooy defar Sénégal amul keneen mel na moom moo fi nekk encore une fois may leen nit ñi ñu wax seen xalaat may leen nit ñi ñu joxe seen participation ci lu ñu bëgg ci ñu koy defaree réew mi kenn ku nekk ak façon bi ñu ko mënee am na ñoo xam ne duñu leen gis sax ci écran duñu leen gis ci télé duñu partage duñu def dara te fu ñu laajee ñu lamp seen poste joxe am na ñoo xam ne duñu joxe dara mais dañuy def live mais léegi affaire bi dafa nekk genre partisan ak genre daayira boo xam ni ah kenn ku nekk da ngay wax waa ji li nga xam ni yow moom la bëgg a dégg moom la waa parti bi bëgg a dégg ñu ne non fii waa ji teg tànkam foofu la nañ leen waxante dëgg tey da ngeen koy xool ci policier bi ñu raje rek policier bi mu ngi nii raje nañ ko te pourtant Ousmane Sonko dañ ko raje Ousmane Sonko bi ñu ko rajee cause bi mu doon xeex moo gën a noble li policier bi def cause bi mu doon xeex moo gën a noble 1000 fois cause policier bi est-ce que gis nga nit ñi dajaleel ko ay terrain est-ce que nit ñi may nañ ko ay kër